yéen a ngi ànd ak MMD Média ñu ngi massawu liggéeykat yi nekk ci hôpital yi ñoo ngi massawu liggéeykat yi nekk ci hôpital yi ñu ngi massawu liggéeykat yi nekk ci hôpital ba ci diwaanu Linguère kenn ëpp la métit donte kenn du dégager seeni ay responsabilité kenn gënu leen a fees xol tey ndax ay père de famille lañu ndax ay mère de famille lañu ndax ci seeni loxo la ay tout tànk faatoo ay tout tànk ay liir yoo xam ni dañoo judd ci seen biiru ndey te matuñu ñu soxla assistance soxla ku leen taxaw ba tax ñu dugal leen ci benn nature buy niroo ak seen biiru yaay ci wàllu tàngaay denc leen fa taxaw leen fa ñu waajal ko techniquement crèche bi ñu leen dugaloon lakk ñeenti xale dee ñaari xale am ci gaañu gaañu ñu sauvé leen ndax ñoom sax ay gaañu gaañu xajul ci ñoom ay liir yu matul lañu encore une fois ay liir yu matul lañu ñu dee ci hôpital bi ci loxoy ñan kilifay hôpital bi ci loxoy ñan ñi monté woon garde ci hôpital bi ci loxoy ñan ay ndey ak ay baay ak ay tonton kenn ëpp leen métit donte duñu écarter seeni ay responsabilité waaye responsabilité yi kilifay l'hôpital bi lan lañu joxe ni mooy sabab lakk gi ba léegi ubbi nañu enquête wante leeragul nee nañu lampe bu ñu tiimale woon ay moustiquaire tàngaay bi jàpp ko mu lakk bu dee loolu lay wu woyof la lool même bu dee loolu moo am dafay wane manque de rigueur manque d'assistance ak ñàkk jox gëdd ak fulla liggéey bi nga nekk donte xam nañu ni sonn ngeen yéen ñi nekk ci wàllu santé bi nee nañu coup de circuit la bu fekkee loolu la itam da ngay gis lambaxte ak càggante gi nga xam ni am na ci donte woon xam nañu ni sonn ngeen xam nañu ni l'hôpital yi am nañu ay jafe-jafe ci wàllu budget xam nañu ni hôpital yi am nañu ay jafe-jafe ngir mën a dox ci ni mu jaadoo dañuy dajale xaalis ci askan wi ñëw ci l'hôpital yi askan woowu dëkk di demander am paj mu baax mu sell mu ñu leen war a mën a faj te muy des loolu hôpital bu respecté wul ay normes ci wàllu installation ci wàllu gestion hôpital bu respecté wul ay normes ci wàllu mën a dalal ay gan mais ci wàllu ñu taxaw leen hôpital bu respecté wul ay normes ndax personnel bu doyul ndax ay fajkat yu doyul hôpital bu respecté wul ay normes ndax saa bu ñu tàllalee loxo ñu mel ni dañ leen a fullaal mel ni dañu leen a xeeb mel ni dañoo joxul gëdd seen taxawaay hôpital yi ñoo gën a tawat way ji tawat yi fay dem waaye bu loolu lépp dajaloo laaj bi samp mooy lan la kilifa yi waajal ci ay sanctions oui bien sûr ay sanctions après enquête bi mënut a ñàkk ay sanctions waxuma ni dañuy sanctionner ki nekkoon ci hôpital bi ndax déjà moom dee na ndax père de famille la wala muy mère de famille waxuma ñu sanctionner leen ndax duñu sama ay cible directement donte am nañ ci part de responsabilité waxuma ñu sanctionner directeur hôpital bi donte am na ci part de responsabilité ñooñu duñu sama ay cible waxuma ñu sanctionner ñi defoon installation yi ndax duñu sama ay cible ñii sama ay cible mooy haute autorité yi nga xam ne tey médecin bi nekk ci hôpital bi am na loo xam ne sañu ko ci wàllu gestion am na taxawaay bu mu sañul fii amu ci autorisation ay kilifaam ñan ñooy ay kilifaam ñan ñoo jiite paj mi ca diwaanu Louga ñan ñoo jiite paj mi au niveau international ñooñu la ñuy xaar ñu taxaw ñooñu la ñuy xaar ñu yëkkati seen ay kàddu ñooñu la ñuy xaar ñu wax indi ay justifier li am tey ci diwaanu Linguère nan la fa amee nan la crèche mën a lakke ba ñeenti xale yu judd prématuré matuñu ñu dugal leen ci ay couveuse ngir tàngal leen accompagner leen tette leen nax leen màggal leen dundal leen ñu sàggan ba mu lakk
ba lakk ci seen kaw ba ñeent dee ci. nee nañu ma personnelu santé bi dañoo sonn xam nañu ko ndax fan yi passé rek def nañu ay manifestation ngir di laaj ñu jox leen seen ay ndàmpaay ci seen njàmbaarte gi ñu defoon ci bokk ci xeex Covid 19. nee nañu personnel médical bi amuñu ay matériel loolu xam nañu ko umpul kenn waaye bi nga porté volonté ñëw ci sa poste pour liggéey boo amee jumtukaay ak boo amul jumtukaay boo amee indemnité ak boo amul indemnité boo amee salaire à temps ak boo ko amul mais da nga nekk service te engagé wu nga engagement boo xam ne gendarme du la téye policier du la téye douanier du la téye sapeur-pompier du la téye parce que yaa ñoom yéen a bokk benn service. est-ce que kon xam nga lourde responsabilité bi tegu ci sa kaw bëggoo ñu sanctionné la parce que xam naa ne yaa gën a am xol bu metti bëgguma ñu teg la daan parce que xam naa ni yow la sa àdduna gën a dis tey mais xanaa bu ma la laajee ni la yëf yi fan la jëm dig ma ni faaw mu am ay sanctions nit ku honnête nit ku normal nit ku sérieux même bu fekkente ni bi dañ koo tooñ te mu laaj ay sanctions yu tegu ci kawam faaw mu nangu ñu teg ay sanctions ci kawam xam nga lan lay indi équilibre social xam nga lan lay indi justice équitable xam nga lan lay indi kenn ku nekk taxawee li mu war a taxawee ku nekk wekk sa morom gis nga xeetu accident yu mel nii dafay faral di am ba ci kaw tali bi ñu ngi def ay proposition ci wàññi ay permis à point ñu indi fi permis à point amul sens faw ñu defal moral yi faw ñu indiwaat rigueur faw ñu renforcer responsabilité yi lakk gu toll nii te métti ni mënut a am ci benn hôpital 24 heures 48 heures 72 heures te ñun mënaguñu ci am lu leer naññ ci xam lan moo ko sabab te ñun mënaguñu ci woo kenn teg ko fenn exiger mu indi ay éclaircissement ci wàllu boobu te ñun dañuy bàyyi rek bàyyi liir yi dee ñuy jooy dañuy bàyyi rek yaayu liir yi dee ñuy jooy ak seen xol yi naqati ak seen jaaxle ak seen ndóol situation bi laay wax mais jéemuma sax décrire ci ban situation la way juru liir yooyu nekke woon est-ce que ci ñoom amu ci ñoo xam ni dañuy dem yenn ci àll bi fanaan ci àll bi ngir mën a dajale benn 10 000 benn 20 000 francs bu ñu mën a fay hôpital bi ngir mu mën a jël en charge normal seeni ay doom ndax amul ci way jur yooyu ñoo xam ni xëy na sax dañu wuti woon xaalis ngir mën a génne seeni ay doom yu nekk ci l'hôpital yi est-ce que yéen a ngi gis tey ñaata ci ay liir la ñuy retenir ci hôpital yi ngir ñu leen da ngeen di fay mbaa du leen génn ñaata ci ay liir ñooy dee ci hôpitaux yi seeni mbokk duñu mën a jot ci néew yi ndax dañu leen naan bala ngeen a génne néew bi di ngeen fay muy ba leen souffrance ñaata ci ay jigéen ñooy def ay avortement bu ñu leen di curage bi ñuy def ci seen biir dañu ci nekk ay victimes parce que ñi leen koy defal qualifié wuñ te dafa nekk loolu benn matière boo xam ne ci wàllu santé ku ci échec rey borom ñaata ci ay jigéen ñooy ëmb di am doom di dee ndax assisté wuñu leen ñaata ci ay jigéen ñooy ëmb di am doom di dee ndax amuñu ambulance ñaata ci ay jigéen ñooy ëmb di am doom di dee ndax charrette lañuy dugg ñaata ci ay jigéen ñooy ëmb di am doom di dee ndax yoon wu ñu amul dugg charrette wala kalando ngir mën a daw dem hôpital ñaata ci ay jigéen ñooy dee dem hôpital 16h 17h 18h ba bët set duñu gis ku leen taxaw ni mu jaadoo ñaata ci ay jigéen ñooy dee parce que dañu ñëw ñu def loo leen benn pàcc donte urgence la ñu njëkkee wala analyse wala bilan boo xamante ni bii ki leen fi indi di seen borom kër loxoom jutul ginnaawam amam mati wu ko ngir mu mën a dem wuti li ñu ko laaj ñaata ci ay jigéen ñooy dee ñaata kenn mënu ko xayma alors loolu lépp li ko sabab mooy ñiy dee dañoo amul dañu dëkkewul fu placé ngir mën a am accès à l'hôpital dañuy dee parce que amuñu accès ci pharmacie dañuy dee toujours di symboliser pauvreté ak ndóol ñaata ci ay liir ñooy dee ci malnutrition
Sénégal ñaata ci ay programme la am ci xeex malnutrition te ba léegi xale yaa ngi dee parce que amuñu dund bu baax ba léegi xale yaa ngi dee parce que seen weenu ndey amul soow mu am ay protéines ay vitamines yu nourrissant yoo xam ne mun na tenir seen ay doom ñaata ci ay nit ñuy souffrir ndax problème mu santé. alors yéen ñi aye nag jël leen seen wàll yéen tey ci seen sàggante li ngeen doon def lépp ñu koy camoufler laaj ordonnance laaj ay bilan boo amul xaalis du ñu la laal def curage rey jigéen ay avortement rey jigéen tey nag seen tour la taxaw leen ci jéem a indi ay leeral ci liir yooyu nga xam ni dee nañu lakk ba ñu xom ci biir hôpital jaa ngeen jëf.